bi ñu leen nuyoo tabaarakallahu ziyaara leen ndokkeel leen jaajëfal leen tey ñu am gan gu mag gu tedd gu sell gu yiw gu am engagement gu am ambition ci boppam coordonnateur mouvement xam sa bopp Cheikh Ahmed Tidiane Gueye nekk fii ci Tiwaawan macha allah nekk ndaw Tiwaawan nekk jeune bu bàyyi xel li nga xam ni moo di dëkkam fii ci Tiwaawan Cheikh dootuñu ko présenté kenn jëmm ji ku ne xam na ko ci wàllu fulla fayda ak jom bañ na ko ba dafa def entreprise bu mag fii ci Tiwaawan di yëngu ci wàllu aluminium di ci ànd ak ay xale yoo xam ni macha allah xale boo ci gis wóolu koo jox sànce bu takku ndax ngoram ak dignitéem ak personnalitéem tey ñu fas yéene koo dalal fii ci Jàmmu TV accompagné DJ Weuz Thiam mon ami moom frère seen soppe bi seen xarit bi tabarkàlla comme ni leen ko dëkkee di waxee saa su nekk di kontaan nee naa leen sunu mbégte mooy seen kóolute amuñu lu dul yéen puisque lu ñu def yéen a koy partager à travers Afrique à travers tout le monde Cheikh Ahmed Tidiane ñu dalal la fii ci Jàmmu TV di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam Weuz DJ Weuz maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi nga àndal ñëpp di ñaanal Jàmmu TV lépp di jàmm ñu ciy wax jàmm lépp di jàmm di commencé ci sama nuyoo nag la xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañ rakkam yëpp nuyu famille Cheikh Seydi Hadji Malick bépp di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér gudd fan bu ànd ak wér gu yaatoo yaatu di ñaan yàlla rek dal jàmm ci Jàmmu TV ñu wax jàmm sottante xalaat waaw ayca Cheikh Ahmed Tidiane tey bëggoon nanoo xam exact lan moo waral teewaay bi fii ci Jàmmu TV xam nañu sa yéene ci dëkk bi xam nañu sa ambition ci dëkk bi duñu noppi ci di ko wax Cheikh Ahmed Tidiane. waaw li ko waral mooy ay ndaw lañ am engagement ci liggéey am beneen loo xam ne dañ ko bëgg defuñu ko muy liggéey mais dañ ko bëgg muy politique di ci yëngu te bari na loo xamante ni si nii ci réew mi day dox rek ci politique lay commencé président de la république sax bala ñu koy tabb bu fekkoon bâtiment la outil bi koy defar politique la moo tax boo amee soo amee gis-gis ci politique am benn dëkk te tamit dëkk bi tamit nga bala nga fay sañ a wax ci politique tamit mooy da ngay def lu jar nga sañ a wax ci politique ndax boo dee dajale ay nit di dajale ay xale di liggéey man jàpp naa ni même boo fi sañ te wax lu bari Tivaouane sañ naa fee wax ndax créé naa fi entreprise di fi liggéeyloo ay xale kon sañ naa wax ci sama gis-gis ci politique dara daal. donc entreprise boobu mi ngi tudd nan. mi ngi tudd entreprise global bâtiment. global bâtiment mais coordinateur Cheikh Ahmed Tidiane Gueye est-ce que mën nga nu wax exact turu mouvement xam sa bopp fan la jógee ak lan moo waral mouvement xam sa bopp. waaw mouvement xam sa bopp nag dafa nekk benn mouvement boo xam ne dañ cee liggéey xalaat ci man ak ñu baree bari ci mouvement bi avant ñu koy tuddee naka la war a dem naka la war a demee naka la war a tudd ñu xool waxtaan ci ba juboo ci xam sa bopp. gis nga yenn saa yi Sénégal sax bëgguma ci woom am na mouvement yu tudd gëm sa bopp mais am na xam sa bopp nit mën na gëm boppam ci lu dul yoon mais da ciy gëm boppam mais bu xamoon boppam du ko def est-ce que xam nga li ma wax bu baax a baax nit mën na gëm boppam ci lu dul yoon mais bu xamoon boppam du ko def looloo indi turu mouvement xam sa bopp bi ci topp seetlu li ma la wax suñu kilifa diine yépp nga gis ñu yaakaar ko amu ci kenn koo mës a dégg mu wax la ni la diw dafa war a gëm boppam diw dafa war a xam boppam rek la lay wax mais diw dafa war a gëm boppam duñu ko wax lu ñuy soññee ci nit ñi mooy xam leen seen bopp loolu nag mooy indi turu mouvement xam sa bopp. voilà donc mu mel ni mouvement bi actuellement nii am na ay politiciens yoo xam ni ñi ngi leen di bàyyi xel ndax seen taxawaay ak seen dignité ak seen engagement est-ce que mënoon nanoo xam exact actuellement nii kan ngeen àndal pour pare kan ngeen fas yéene pare pour ànd ak moom ci li nga xam ni mooy élection locale yi ñuy seenu fii ci Tivaouane ak turu mouvement xam sa bopp doole ji mu am yitte ji mu am yéene ji mu am ak bàyyi xel gi nga xam ni askanu Tivaouane ak population bi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel est-ce que yéen a ngi gis politiciens yi ñuy ñëw ci yéen wala autorités yi ñu ngi leen di seet si wala yéen am ngeen seen yéene bopp pour fas yéene partager ak benn leader. waaw am nañ suñu yéene bopp pour partager ak benn leader bi ñu yëngalee mouvement bi politiciens yu bari ñëw nañ di ñu engagé di ñu seet si mais
bi ñu xoolee ba xool kenn lañ ci bokkal ambition bokk bëgg-bëgg te tamit avant ñuy créer mouvement bi sax xam nañ ni ñun kii la ñu war a bokkal bëgg-bëgg kii lañ méngool. mais est-ce que ñun war nañu mën a xam kooku mooy kan. kooku mën nga ko xam mooy Mamadou Diagne Sy Mbengue le maire Tivaouane. ok moom la mouvement bi àndal. ok di liggéey ak moom. mais bi ñu xoolee tamit dañu xam ni. kii ku nekk boo tuddee xam sa bopp. du loola neex nga def. boo tuddee xam sa bopp rek du loola neex nga def am na yoo xam boo ci duggee kon xamatoo sa bopp. am na yoo xam boo ci duggee rek xamatoo sa bopp. da ngay fekk tamit ku xam boppam ngeen ànd. jëli ñu xam seen bopp. ngeen ànd. looloo waral ñu dem jëli Mamadou Diagne Sy Mbengue maire Tivaouane. ànd ak moom comme ni ma ko koy waxee. mu nekk suñu champion local. moom mooy nekk champion local. boo xam mbokk yi ku ne xam na ni Cheikh Ahmed Tidiane Guèye musul yëngu ci affaire doyadi wala affaire ñàkk fayda wala lenn loo xam ni doomu aadama da cay nekk ñu ko cay gis di ko ca xeeb mais Serigne Cheikh yow ak ñi nga seqal mouvement bi ñun est-ce que mën nañoo xam exact lan ngeen gis ci Mamadou Diagne Sy Mbengue ba tax ngeen bëgg a partager ak moom li nga xam ni moo di élection locale yooyu. waaw Mamadou Diagne Sy Mbengue li ñu gis ci moom boo ko waxee day yomb mooy li mag ñi gis ci moom. mag ñi li ñu gis ci moom. vision bi ñu am ci moom ñun gis-gis boobu lañu am ci moom. fii la juddoo. fii la yaroo. fii la jàngee léppam fii la ko def ba toll ni mu toll. beneen bi ci topp mooy ku am ambition la. beneen bi ci topp mooy ku gëm développement la. développement la gëm xam nga dinañ ko wax gis nga riche ak développement du benn. riche non du benn riche nit ki rek moom mooy soxla riche. benn nit mais développement dafay développement day nekk loo xam bu lawee day law téq dëkk bi yëpp koñ yëpp lay téq boo xoolee Mamadou Diagne Sy Mbengue man dama ko liiraat ko ci programme boobu laa ko dégg muy wax. mais fi ne nii Tivaouane ñun li ñuy sonal yenn saa yi tamit benn nit rek moom mooy bëgg benn nit rek boo gisee ñu topp keneen ba may ko fi doole ba doole boobu dem ba bari benn nit rek mooy soxla woo riis mooy dafay soxla lii soxla naa lii bu ko defee moom dafay bëgg di moom rek di am. moo tax pour mu topp benn nit wala nanga maanaam loolu day yomb. mais boo xoolee Mamadou Diagne Sy Mbengue ni muy doxee da ngay xam ni kii yaatal la gëm. créer employé la gëm. yooyu la gëm quoi. moo waral ñu ànd ak moom. voilà Cheikh Ahmed Tidiane parce que maa ngi dégg gars yi naan homme d'affaires moom affaire am rek moo ko ñor. te nitu administration peuple bee ko ñor ak li nga xam ni moo di Tivaouane te yàlla def na am nañu ci ku mel ni Mamadou Diagne Sy Mbengue mu mel ni Cheikh Ahmed Tidiane ni nga liire Mamadou Diagne Sy Mbengue ak yaakaar bi nga am ci moom ba tax nga nekk coordinateur u mouvement xam sa bopp bëgg a jël lépp lu topp ci sa ginnaaw yóbbu ko ci Mamadou Diagne Sy mel na ni yow gis nga ci moom loo xam ni tax na nga bakkook sa bopp wala soit mu am fu mu bëgg a yóbbu Tivaouane wala mu def ci Tivaouane lu tax nga gën a appuyé wu ci Mamadou Diagne Sy Mbengue Cheikh Ahmed Tidiane. waaw ni nga ko waxee homme d'affaires. affaire am rek lay gis nga businessman. boppam rek lay gis. mais tey jii koo xamee ni yow da nga jàng. jaar fi nga war a jaar. dem ENAM. génnee fa nekk administrateur civil. am na loo xam ne sañu koo def moom Mamadou Diagne Sy Mbengue. te àdduna du yàgg ba mu def ko. nii muy def nii di créer emploi des jeunes di xam di def loo xamante ni surtout def loo xamante ni si da koo xam. mais fi ne nii wëral Sénégal maire yi nekk ci dëkk bi yëpp. chaque jour nga taal télé gis ñoo xamante ni si nii ñoo seen maire. ñi ngi deman ci ay xëq di jëlante ay kii. mais tey jii nii loolu yëpp fekku ci Mamadou Diagne Sy Mbengue. temps yi dama gis ni dañoo def Sénégal classé maire yi nga xam ne si ñoom ñoo maire yi nga xam ne ñoom ñoo gën a jaar yoon ñu def ko xaw ma 15e xaw ma 17e xaw ma mais tey ji ci yoon maire municipalité bi gën a jaar yoon ci Sénégal Tivaouane la mais pourquoi pas Tivaouane pourquoi pas nit ñi duñu wax loolu municipalité bi gën a jaar yoon Tivaouane la xam nga yow bi nga analysé loolu nga gis loolu laa gis damay laaj lu tax ma gis ko lan moo tax nga gis loolu gis nga bi ñu tabee maire yëpp kenn ku ci nekk dañ laa tabb nga dem sa municipalité liggéey mais fàtte dañoo gaaw a fàtte Tivaouane Sénégal fi dañoo gaaw a fàtte ñu baal ma Mamadou Diagne Sy Mbengue bi ñu ko tabbee moom maire bu ñu lakk la fi fekk waaw maire bu ñu taal la fi fekk amul te dégg naa ci journaliste yi ñu ni bi mu ñëwee Tivaouane moom Mamadou Diagne Sy Mbengue amul benn siège sax fekku ko ci maire bi siège bu ñu toog la fi fekk ñëpp dañ leen a fal ñu dem liggéeyi moom mu fekk fi maire bu ñu taal dem hôtel fait Aljanatu réfectionné ko defaraat fa def fa ay millions ci diiran bu gàtt ñu réaliser fi municipalité Tivaouane bi ni mu toll ñëpp di liggéey affaire yi di dox ñi am ñi fayeeku di fayeeku lépp di dox municipalité Tivaouane tey jii lépp a ngi dox ni mu war a doxee mi ngi koy doxee
li mu war a doxee mi ngi koy doxee nit ñi nag li ñu war a bàyyi mooy di fakkastal nit jël loo xam ni budget municipalité amu ko ngay yàq der dugal ko ci internet bi naan diwoo war a def lii diwoo war a def laa gis naa ko ci inondation yi passé nii rek inondation yi da ngay fekk loo xamante ni si buñ ko doon def tey jii 20 milliards dina ci dem budget Tivaouane matul 1 milliard nga koy filmer di ko dugal ci internet bi naan ay Mamadou Diagne Sy Mbengue nga war a def li Mamadou Diagne Sy Mbengue li mu war a def ak waa li mu war a def man ci li ma gis man bi ci jëkk mu am solo mooy jub mënoon na di def lan foo jaar gis mu def fa nangam gis fu mu def nangam te jubul bala ngeen di xam ni comprendre rek boo ëllëgee mu jóge fi moo tax yenn saa yi ma gis koo xam dañuy laaj bilan naan la bu Mamadou Diagne Sy Mbengue lu mu fi def benn rek nga ciy wax mooy jub jub est-ce que jub yorewul lépp jub rek mooy lépp ci àdduna. waaw parce que maa ngi dégg woykat bi naan doyloo la yaakaar moo tax ñu teg la fi. góor baax na jigéen baax na mais jub rek mooy li wóor. jub rek mooy li wóor. te yow bi nga xalaatee sa analyse gis nga ni képp ku jub war nga mën a yor réew. war nga mën a yor réew. te gis nga ci Mamadou Diagne si jub. waxuma la Tivaouane mais war na mën a yor Sénégal bi ci topp mooy que ni nit ñi buñ la laajee Tivaouane waruñu laaj kenn mu ku ànd ak Mamadou Diagne Sy Mbengue ñun la non lan la fi def ngay am problème mu wax ko neel jub rek. mu ëmb lépp moo ëmb lépp neel jub. neel maire yi nekk ci Sénégal yépp laa lay wax nii néew ma moo ci gën a jub mais gisuma ku ko ci gën a jub. waaw puisque liir naa benn journaux ñu ni Tivaouane dëkk yi gën a leer ci Sénégal ci la bokk. ci la bokk. en plus ñu ni maire Tivaouane awmul lenn luñ leen di naatable ci wàllu suuf itam bàyyi na ko ak askan bi parce que amu ci lenn lu muy soxla moom itam. voilà dëkk bi boo doxee mi ngi leer nañ li war a dox mi ngi dox boo demee ci municipalité bi ci état civil li nga fa war a lijjanti yaa ngi koy lijjanti mais daf cee am yenn nit ñoo xamante ni si lu ñuy def ci seen poos yi diw moo ma ko may loolu moo leen ñor bu ñu jaaree ci mbedd mi bu leeree du ñu ko wax. te loolu du politique. loolu du politique mbedd mi bu leeree da nga naan leer na yaa ngi may dégg bu fépp mënta leer it fi leer da nga koy wax. mais Cheikh mën naa la laaj benn question nga may ma junni ak nga wan ma ni may amee junni ban moo gën. nga wan ma ni may amee junni. mais nee nañ Mamadou Diagne Sy loolooy jikkoom. waaw loolooy jikkoom. parce que dégg naa mu ni ci procès yoo xam ni wax na ba ni am na ñaari usines yu fi war a ñëw benn bi 3000 emplois lay jël benn bi 1000 lay jël ak benn centre formation technique boo xam ni ñi dëkk ci dëkk bi dañ fay def formation te duñu fay dara. dama ne maire yi dëkk Tivaouane yépp maire yi dëkk Tivaouane ñi nga xam ñi mës a jaar Tivaouane yépp moom moo ci ëpp lu mu créer emploi li may wax dama koo gëm te dama koo gis moom moo ci ëpp lu mu créer emploi beneen bi si topp dafa am benn woykat bu woyoon ni aj ni Moussa Fagnang da ngaa tuur potu yalwaan yi def ko ay salaire mais Mamadou Diagne Sy Mbengue loolu la dellu soit dafa tuur potu yalwaan yi def ko ay salaire fexe dàq fi nit ñi nga xamante ni sii nii parce que yalwaan du taalibe bi yalwaan ci mbedd mi bu ko waxee waxu ko taalibe bi yalwaan ci mbedd mi de waa ji sol jasneeram sol léppam te fas yéene wula dund lu dul yalwaan kooku lay waxal tey jii nii Mamadou Diagne Sy Mbengue fexe na ba moom mi ngi fii dindi loolu donte la am na ñu fi imposé waat ay yalwaan nag am na ñoo xam ñi ngi dëkk ci dëkk bi di may nit ñi xaalis dafa nangam naa di imposé waat nit ñi ay affaire dam diwuma may xaalis diwuma may nangam lépp mën nañ ko yalwaan xaa xam nit mën na yalwaan oto nit mën na yalwaan kër nit mën na yalwaan lépp nit dina sol jasneeram gaare otom def lépp te day yalwaan Tivaouane nag il faut ñu liggéey ko te arrêté loolu noonu mais Mamadou Diagne Sy Mbengue bi mu ñëwee voie boobu laa gis mu tegaat nit ñi jeune boo dee jeune nga boo ñëwee dina xool foo mën a yëngoo nga yëngoo fa mais loolu moo am solo donc Cheikh Ahmed Tidiane Gueye la woon nekk coordinateur u mouvement xam sa bopp mu mel ni mouvement bi man am na lu ma ci gis parce que daje naa ak ñoom dajewaat ak ñoom moom mu nekk jëmm joo xam ne duñu woo ci lenn ñuy tàyyel mais ni nu gisee ni mouvement bi am na ay pas am na ay maire am na ay jeune vie am na ay jeeg am na lépp nga nekk ci coordinateur am ci kaddu mais loolu nan nga ko xalaate Cheikh ak jiital gi ñu la jiital ci loolu. waaw bi ñu ko taxawalee ëpp ma ci dara ëpp ma ci xel ëpp ma ci dara xanaa li turu mouvement bi bu yoo rek mooy xam sa bopp sama benn grand dafa ma koy wax ma koy nuyuwaale de passage grand bu ñuy wax bàcc caam mu ni ma bi ñuy door a créer mouvement bi mun ma am nga problème ma ne ko problème lan mu ni ma non ñi xam seen bopp boo leen dajalee def dara lu dul yoon daf lay jaaxal te effectivement ni ma ko waxee woon noonu la amee mënoo dajale ñi xam sa bopp ñi xam seen bopp defaat yi fi dof loolu moom mënta nekk dama la bëgg wax ni la dañ ko média fu mu war a àgg am naa ci yow ci yaakaar ci keneen dinañ ko médiatiser ba mu àgg fu mu war a àgg mais amul mouvement bu tudd ci Sénégal lu gën a am solo xam sa bopp amul wax naa la ko fi benn kilifa diine nga mës a dégg mu naan diw gëm leen seen bopp
parce que gëm sa bopp day dellu ci yëkkatiku. parce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy xutbu almaktum ne woon na xam-xam yépp xam sa bopp ci gën. xam sa bopp ci gën donc Cheikh Ahmed Tidiane mouvement xam sa bopp tur bi lu ñu la jox la wala lu ñu la xalaatal la wala sa xelu bopp moom moo waral loolu. dañuy toog pour bu ñu xamee suñu bopp rek sañoo def dara dañuy toog di waxtaan diw nan la war a def diw nan la war a tudd diw nan la war a def diw nan la war a tudd lenn rek laa xam ne discuté wu ci lu yàgg te loolu dafay ñëw rek. muy ànd bi ñu ànd ak Mamadou Diagne Sy Mbengue discuter wuñ ci sax lu bari ñun mouvement xam nga tax discuter wuñ ci ñu bari. ku ñu ko ci wax da nga naan man de loolu laa gisoon parce que moom nga méngool ci personnalité ci lépp ci dayo ci personnalité ci lépp turu mouvement bi moom lay méngool quoi. boo ko càmbaree ba ci biir moom lay méngool. maanaam ci jàng ci yar ci xam-xam ci lépp. ci vertu qualité yi ñuy soxla ci doomu aadama yépp bi ñu xoolee ba xool ñu ne non Mamadou Diagne Sy Mbengue moom moo ñu doy. nekkul nag di ko jiital loo xam dañuy jiital ni dañ koy defal lii après mu defal ñu lii wala dañ koy defal après mu defal ñu laa. non demeewul noonu. parce que man mi di wax ak yow ñi ngi créé mouvement bi di dem ci village yi di wax ak ñu war a waxal man rarement laay gisante parce que ñaar ñu ñàkk jot lañ. man damay jaar ni liggéey moom mu jaar nii liggéey. bu ñu waree dajawaat pour defaat mënewaat affaire politique ñu mënewaat pour affaire politique bi ma ci yokk rek mooy que ni Tivaouane leader politique yu bari kenn déggatu leen te ay doomu Tivaouane lañ benn leader yi ñu ci dese muy Mamadou Diagne Sy Mbengue ñun mouvement xam sa bopp ak jeunesse bi nga xamante ni si ñoom ñoo ànd ak moom du ñu nangu ku ko suul du ñu nangu ku koy fay du ñu nangu ku koy delloo ginnaaw du ñu gëm kenn du ñu gëmloo xaalis wala kenn gëmloo ñu leneen ba tax ñu delloo Mamadou Diagne Sy Mbengue ginnaaw loolu du ñu ko def moom mooy suñu champion local tey moom mooy champion localu dëkk bi président Macky Sall sax na ko xamee noonu ni Tivaouane jeunesse yi nga xamante ni sii nii dañoo ànd ak seen xel conscient ànd ak seen xel nekkuñu di làmbato wala ñuy utu ñuy tappalaato yooyu Mamadou Diagne Sy Mbengue mooy seen leader bi ñu war a àndal moom la ñu àndal loolu na ko président de la république xam amul lu Mamadou Diagne Sy Mbengue mënta tekki ci réew mi bu nekkee ni nag am na ci ñoo xam ne quelque kii bëgg nañoo jóg pour Tivaouane pour ñàkk ñoo gëm loolu ay defu fii ak ay def fii ak defu laa moom ci boppam moom moo ñu ñor en tant que Mamadou Diagne Sy Mbengue bu ëllëgee lépp lu mu war a doon ci réew mi ñu accompagner ko liggéey ak moom parce que ñi ne ci réew mi gënuñu koo doon gënuñu koo mate ëpp ñu ko njàng mi ëpp ñu ko dara. voilà donc Cheikh Ahmed Tidiane damay digg ñuy jël benn baat mel ni lu koy xeexee ci wàllu politique gu Mamadou Diagne Sy Mbengue ci dëkk bi la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la jàngee fi la takk soxna am na ñoo xam ni nee nañu waaye danoo nekkoon fële ca Dakar Plateau ñu lëng leen fa di leen daan ba na sonn ñu ñëw ci dëkk bi bëgg a am lu ñu fiy am ñii dëkke côté bële seen waajur nekkoon fa maire ñoom ñu bëgg a ñëw bëgg a partager ak Mamadou Diagne Sy Mbengue li nga xam ni moo di dëkkam mu mel ni kon moom Mamadou Diagne Sy personne moo nekk doomu Tivaouane bi nga xam ni moo jël engagement wu boppam pour bëgg a defar dëkk bi yan conseil nga koy jox ci loolu. conseil moo koy jox ci loolu mooy mu taxaw yokkaat taxawaay bi ci topp mooy Tivaouane surtout quartier ndutt bi mu dëkk dama leen ciy woo surtout quartier ndutt bi mu dëkk dafa am solo yeneen gars yi nga tudd noonu ñu ngi fi ñëw ñooñu ñi ngi def gars yi ci saako par benn mais Mamadou Diagne Sy Mbengue du ñu nangu sax mu jege saako bi bañ koy def ci saako parce que Tivaouane fii nga dëkk yow leader politique yu bari déggatoo leen mujj nañ dem di topp ci ginnaaw businessman yeyoowul saako hôtel la yeyoo très bien waaw dama ni tous politiciens yi nga fi doon def nañ leen ci saako lan moo tax ñu def leen ci saako businessman yi fi ñëw nga xamee ne seen ay côté bopp la ñuy régler ci Tivaouane ak homme d'affaires yi waaw boo ko waxee ñu mer seen ay propre business bopp la ñuy régler bala ngay xam ne seen ay propre business la ñuy régler na Tivaouane defoon faux pas ba jox leen municipalité bi di ngeen leen wër di ngeen ni ñuy dawee di ñëw Tivaouane di ngeen dem ba waa Tivaouane di daw di leen wër ci bitu te duñ leen gis lépp la ñuy confier ñeneen ñoom liñ ci am mooy ndax diw jógee fii ndax xaalis bi jógee fii virement nangam ak nangam te Diagne Sy Mbengue ni mu ñu sauvegarder les suufu Tivaouane bii nii sauvegarder leen affaire yi loolu la ñuy continuer di def loolu la ñuy continuer di ci ànd ak moom parce que dañoo gis mu ñëw maandu ci lu bari lépp luy yàq lépp luy jaay lépp luy néewal nit doole ci wàllu suufam lépp mu ñëw maandu ci nekk pour doomu Tivaouane bii nii pourquoi pas dëkk yëpp war a bëgg ki ñu àndal bëgg seen doom ñëpp Tivaouane képp bëgg a des ci loolu nga xam ne si gars yi wax naa leen yàgg naa leen wax ne la gars yi dañ fi business ci te seetlu li ma la wax képp koo xamante ni si yaa ngi ñëw nekk ci businessman ñi rek am nga sa benn entreprise boo xamante ni si nii entreprise boobu noonu nga bëgg mu dox di kii parce que tey jii sa tur jóg ci politique pour nga nekk Tivaouane moom moo gën a gaaw mais yow da ngay bëgg sa tur jóg ci politique ba nga faagaagal doomu Tivaouane bi loolu la waa Tivaouane war a lànk te bàyyi lii ñu leen di séddale bu ñu leen séddale woon tey ji diw de séddale la leen benn 2 millions bu ñu génnee ku ne am ci 7500 nañ bàyyi yooyu
nañ xool ci kii jël seen doom yi ñuy liggéey di tuur seen ñaq di leen ko indil UCG bi ñaata xale ñoo fiy liggéey ak feneen ci yeneen secteurs yi Dakar foo dem am na ci foo xam te ma nga fa toog di tuur ñaqam di ko indi seen kër ba Mamadou Diagne Sy Mbengue moo ko fa teg fa mu nekk bu ñëwee borom boutique bi am ci bu ñëwee tailleur bi am ci bu ñëwee ñëpp am ci lépp commencé ci Mamadou Diagne Sy Mbengue léegi gars yi bëgg jël ko def ko ci benn saaku kooku noonu ñun ñoo lànk duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Cheikh Ahmed Tidiane la woon ak Jàmm TV accompagné DJ Weus Thiam bala may sa comme ni ma leen ko waxee woon rek mu nekk nit koo xamante ni pare na pour partager ak li nga xam ni moom la yilif lépp muy mouvement xam sa bopp fas yéene dem ci Mamadou Diagne Sy Mbengue ànd ak ñoom liggéey ku dégg ay kàddoom nag xam ni li ñor Diagne Sy Mbengue ci Tiwaawan moom moo ñor Cheikh Ahmed Tidiane Gueye mii di doomu dëkk bi du ñu def lu dul jaajëfal ko ndokkeel ko bu baax a baax moom mii rek bu yëkkati woon loxoom ni candidat la bëgg a nekk ci mairie Tiwaawan kenn du ko dindi parce que fi la dëkk fi la màggee fi la defee lépp moom itam mais koy comme li ma leen wax rek xeexukaay boobu day yat wu mat sëkk ki dëkk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi màgge ci dëkk bi kooku la moo am droit bëgg dëkk bi pour defar dëkk bi Cheikh dégg nañ kàddu yi du ñu def lu dul jaajëfal la kontaan ci yow bu baax a baax di nuyu mbaa diaspora bi ñi ngi leen di bége di nuyu internautes yi mbokk yi ñoom ñëpp ñu jaajëfal leen bu baax a baax nii rek lay demee saa su nekk Jàmm TV mi ngi noonu ca kaw te kanam ci lu baax accompagné Cheikh Ahmed Tidiane Gueye coordinateur mouvement xam sa bopp en plus agent wu Mamadou Diagne Sy Mbengue na ko ñëpp bàyyi xel jaajëfal nañ leen kontaan nañ leen Weus Thiam la woon ci kaddu gi ci wàllu xalaat bi xel mu sell mi si Ahmed Tidiane Gueye la woon amuñu lu dul daal di bàyyi Cheikh ak kàddoom yu mujj nee naa man waxam daf may neex parce que macha allah li muy wax daf ko xam te fortaatuwu ko ku mat a bàyyi xel la kon dañ koy déglu ak kàddoom yu mujj si Ahmed Tidiane. waaw sama kàddu gu mujj fi may commencé woon rek laay tëjeewaat. di nuyu Serigne Babacar Sy Mansour. xalif général de Tidiane ak rakkam yëpp bu ñu leen nuyu nañ rakkam yëpp di wax daal nii Tivaouane ñi ngi ci ginnaaw Mamadou Diagne Sy Mbengue te ay affaire la moom moo tax du dara du ay loo xamante ni si lu ñuy joxloo wala dara dañoo gis ni am na ci loo xamante ni si mi ngi ciy wéet te bu ci naree wéet dinañ ñëw fekk si ko ci mooy que ni dañ ni la kenn du ko def ci saako bi def gaa yi bu ñu ko nangu ku pare pour def ko tamit leneen mooy xew mais du ñu nangu ku ko def ci saako bi parce que président Macky Sall mi jiite réew mi moom xam na kan mooy Mamadou Diagne Sy Mbengue xam na kan mooy président de la république loolu nag la waa Tivaouane gépp war a àndandoo xam ko ñu ñaanal ko jàmm defal ko yàlla defal ko jàmm ju wér-wér maa ngi nuyu Jàmm TV gépp di ñaan yàlla lépp bu ngeen def ci émission rek mu nekk jàmm ak xel yàlla mën na ko yàlla na ko def mu dem ba nekk télé bi gën a yaatoo parce que jàmm moom day law jàmm rek waaw incha allah lépp xaj incha allah merci beaucoup mon ami mon frère jaajëfal na leen bu baax a baax merci beaucoup